takkal bracelet électronique yëpp c'est parce que xam nañ ni dossier bi dara nekku fa. mais comme que dara nekku fa. pourquoi ngay takkal nit ki loolu moo tax bracelet le électronique manque de courage fait que au lieu ñu décerner non-lieu ñuy joxe bracelet électronique di xaar mais non jël leen seen responsabilité. loolu lan la ragal wala. xaw ma ragal la xaw ma préserver seen poste la xaw ma lan la mais lu mu ci mënti doon c'est juste la manque de courage parce que aujourd'hui dossier yu si ëpp yoo xam ne nit ki takkal nañ ko bracelet électronique Badara Gadiaga loo koy takkalee bracelet électronique yow wóor la ni le dossier est vide kon kay léegi da ngay joxe non-lieu mooy lii gisuma lu tax ñu war a àtte ñu war ko téye. ñu war ko téye bu boobaa bu ñu demee chambre d'accusation àtte mais yow ay bracelet électronique ngay joxe tey jii nga Soya Diagne nga ñëw déglu ko mu wóor la ni amul loo ko toppee ndaxte da ngay doon toppee Soya ni am na vidéo boo xam ne moo ko def te tu as la preuve que Soya defarul vidéo bi partagé wul vidéo bi léegi nga jóge ko foofu noonu nga ñëw léegi nga bëgg jël nga ne naa ko may bracelet électronique. moom ay mbiram le 13 lañ ci war a wax le 13 lañ ci war a wax léegi loolu c'est manquer de courage nu mu tuddati pôle judiciaire même chose li nga naan nañ takkal Mame Bintou Diaby bracelet nañ takkal Mohamed Diagne bracelet nañ takkal Serigne Saliou Diagne bracelet c'est parce que am nga preuve ni ñii laalewuñu takkewuñu sont innocents. kon nag looy ragal. mais ñi innocent Bachir te waxuñ ci seen cas bari na le cas de Moustapha Diop dañ doon wax une centaine de millions léegi jamono ji li ñuy wax ça tourne autour de 12 voire 15 millions est-ce que loolu tamit jotul yoon wax ci aussi. waaw gis nga nag cas Moustapha Diop démb rek ba ma demee pavillon spécial gisee naa foofu ak beneen Moustapha Diop xam nga dossier Moustapha Diop dafa am ñaari Moustapha Diop dafa am Moustapha Diop ministre ak Moustapha Diop DAGE gis nga Fatou ci dossier boobu dañ leen doon toppee 931 millions le dossier est retourné à 0 franc xam nga lu tax mu doon 0 franc ils ont justifié ba mu des 12 millions yu nga xam ne les 12 millions sont déposés quelque part parce que masque yu ñu distribué wu la équivalent 12 millions kon dossier bi kay loo fay toppee nit jeex na tàkk parce que fournisseurs yi ñëw témoigner yëpp fournisseurs yi ñëw yëpp témoigner nañ ñeneen ak ñeneen kon tey jii nii dossier boobu dara desatu fa xam nga fu mu toll nii lan moo leen jàpp ñëg moo leen jàpp ñëg mooy lan xam nga ñëg bi mooy lan dañoo xëy parax yuuxu accuser ay nit tuuma leen yàq seen der daal yàq seen i njaboot ils se rendent compte que c'est faux c'est sur du faux les xamuñu nu ñuy def gis nga li ngay wax ci Moustapha Diop mën naa la ko wax ci Khadim Ba effectivement Lok Afrique gis nga Khadim Ba dañ ko toppee fraude rapatriement de devises moom ak douane non on commence par rapatriement de devises on se rend compte que le foofu noonu c'est vide amul dara ñu toppee waat ko ñu ne ay cargaison pétrole yu ñëwul loolu lañ ko tuuma la ñu ne maanaam pétrole bu mu ñu waroon livrer te livré wuñu ko on se rend compte que cargaison yi ñëw nañ on se rend compte que cargaison yi réceptionné nañ ko on se rend compte que les déclarations ont été faites parce que dañoo toog ñu ne waa cargaison yi ñëw na mais gisuñu déclaration yi. waaw kon moom lu muy def ci kaso bi. ñu toogaat gisuñu fu mu toll nii xool gisuñu. jaaxle naa de. waaye nag xoolal xam nga fa lañ toll ci Khadim Ba naan ko kaay fay ñu bàyyi la. instant bi tembe nii. mais lan lay fay. mais justement Khadim nee leen lan laay fay. lan laa def réew mi neex na nag. Khadim duñ koy toppee yëpp amu ci dara léegi fu mu toll nii waa douane ñooy yónni ci moom di waxtaan ak non na fay benn montant ñu bàyyi ko Khadim ne leen fay ma te yemul ci loolu de yenn autorités yi di ko woo ci problème financier yi ñu am pour mu dimbali leen mooy leen man ngeen bëgg ma toog fii. lu tax ñu bàyyi ko ci kaso bi ba mooy li ma doon wax ci les hommes d'affaires yi ñuy tey. mu ne leen boo leen bëggee ma dimbali leen ne da ngeen may seetal génnee ma fii ndaxte defuma dara. et pourtant ces hommes d'affaires yi ñu jël tëj leen ci kaso bi ñoo yor solution réew mi. mais man Khadim Ba waxtaan naa ak moom kaso fekk naa ko fa ba ñuy wax ma ne ko Khadim difficulté yi mu ne ma li doyu ma gàllax ndiku ñetti fan ma lijjanti problème yi. mais c'est vrai.
mu ne ma ñetti fan ma lijjanti problème ma ne ko Xaadim dimbal leen mu ne ma ah man de tooñu ma leen ñoo ma tooñ tëj ma waaw. kon nag léegi nag nu nga ko mën a waxee ci Moustapha Diop nu nga ko mën a waxee ci Khadim Ba. nu nga ko mën a waxee ci Farba Ngom ak Tahirou Sarr. ak Tahirou Sarr oui. moo tax may leen seen reddition des comptes bi fiasco lay juri xamul tax muy juri fiasco ña nga warul woon jàpp nga jàpp ña nga waroon a jàpp dañuy mujjee rëcc te ñii nga jàpp doo ci am dara koo toppee nga ne ko da nga lay toppee 125 milliards mu ñëw indil la 250 milliards yoo xam ne yaa ko yoreel xaw ma 600 milliards. 600 milliards. Tahirou. waaw. looy waxati. mais foofu poursuite waratu fa woon am. mais dafa war a kay da nga war a lijjanti nooy def ba fay ko li nga ko deseel. ba fay li nga ko deseel. loolu war a nekk maintenant loolu amul. maintenant léegi nag nga bëgg a toog fii nii moo tax may la les juges doivent être courageux rawatina les juges d'instruction ndaxte procureur mën na topp ku nekk si lu nekk loolu procureur am na sañ-sañam. procureur boobu c'est un politicien ndaxte procureur boobu il obéit à une commande politique loolu nangu nañ ko. mais yow le juge tu es indépendant. procureur lu mu toppee ni te du dëgg yow nga am possibilité xam ni du dëgg da nga koy bàyyi mu ñibbi. effectivement moo tax doo fi nekk di ndax damay takkal nit bracelet. ayez le courage de prendre des non-lieux ñu jeex. non-lieu mooy dossier bi amul dara. amul dara mu jeex. mu jeex. ñu kitoo ñu dem ñu kitoo keneen ña dem leneen mais doo fi nekk fii nii bëgg a takkal ay nit bracelet te mu wóor la ni ñi ngay takkal bracelet amuñu dara. fu ñuy tëjee maa ngi lay ñaaw Ousmane Sonko. procureur nee na nag fi toll nii déclenché na révision procès bi de ñu bëri nag dañoo jàppoon ne mënul nekk mais daanaka dafa mel ni Ousmane à tout moment mën na am gain de cause ñu bëri en tout cas loolu lañ jàpp. Fatou il faut éviter le piège. xam nga ban piège moo ne ci mbir mi réhabilitation soxal Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñaara ko soxal ñaar benn bi code de procédure pénale moo ne quand il y a un dossier de diffamation s'il y a une action pénale dañuy xaar ba action pénale bi jeex balaa ñoo xool diffamation bi déggal baax li ma lay wax tey jii ci dossier Prodac boobu ñuy tudd Mamina Daffé ça fait 1 an mu ngi kaso di xaar moom ak Cissé kon y a une action pénale est-ce que yaa ngi comprendre. bah je comprends maintenant. kon bu ñu ubbee dossier bi dañ koy ubbi teg ko foofu donc la condamnation est nulle ñu teg ko foofu di xaar ñu traîner loo dossier bii. mais si la condamnation est nulle rek Ousmane Sonko am na gain de cause. mooy lu ma lay wax maintenant dossier boobu duñ ko mës a àtte parce que loolu moo tax ma ne il faut éviter le piège dañ koy ubbi teg ko foofu parce que dossier pénal bi pour lui permettre d'être candidat en 2029. loolay benn bi ok je comprends. beneen bi. c'est les intérêts civils. 200 millions. Les 200 millions. Et sur les 200 millions, Ousmane Sonko a avoué une faute pénale. Les avocats l'ont confirmé. Ousmane Sonko moo ñu ne pour bañ a fay tax na ma jël sama alal def ko ci samay turu doom. Effectivement. Ça c'est de la banqueroute frauduleuse. Ouais. C'est une infraction pénale. Dans un pays normal on te poursuit. Effectivement. loolay benn. mais yaakaar na ni bu ko defee day raw te